Hey yow, yëpp ruq yëpp asalaam si ñëpp ñu ñuy gis tey dégg sunu kàllaam chers internautes ñu ngi am mbégte si liñ dajawaat fii si NSTV Sénégal pour vous présenter le 5e numéro de votre émission NMC. NMC tey mi ngi fii si Diamaguène Sicap Mbao pour retrouver un artiste mais très talentueux ñu xam bu baax naka lañ ko mën a expliquer sax maanaam sa capacité sa intelligence bi nga xamante ne moom la am par rapport ak ay lyricsam du loo xamante ne lu ñuy inventé la wala loo xamante dañ koy wax pour leneen mais d'ici peu boo leen di gën a bàyyi xel émission bi di ngeen gën a comprendre li ñuy wax noonu ndax artiste la boo xamante ne Sénégal yëpp war nañ ko xam lu tax ñu ne Sénégal yëpp war nañ ko xam mooy mi ngi def real hip hop mais teg ko si yar ak teggin ak bind boo xamante ne sincèrement c'est très cohérent kooku noonu mooy Flouz Lu Dëpp li ñuy def rek mooy ñu bàyyi ko moom mu nuyoo bala ñuy dugg si waxtaan bi Flouz salaamaaleykum. maaleykum salaam. di la siyaar di la nuyu di siyaar képp kuy suivre NSTV. di siyaar xam nga mboolem hip hop Galsen so man la Flouz Lu Dëpp aka Mr Boom Bap donc di artiste rappeur originaire de Ziguinchor mais maa ngi dëkk fii Diamaguène Sicap Mbao fii laa dëkk. yaa ngi dëkk fii si Diamaguène Sicap Mbao originaire Ziguinchor. mais loolu bu ñu ko waxee aussi dinañ dellu si nga xamante ne mooy actualité bala ñuy dugg si waxtaan mooy le Covid 19. gis nañ ni affecté na la population sénégalaise ba si commune bi ñu nekk sax ñu ngi ko fiy dégg yow en tant que artiste lan mooy sa message si loolu. waaw dafa nekk actualité quoi muy coronavirus muy xam nga feebar bu bees bu dugg suñu réew donc àdduna bi yëpp la jàpp actuellement dëkk boo dem ci àdduna bi donc ay nit ñi ngi ci feebar nit ñi ngi ci dee donc ba mu egsee Sénégal ba tey jàpp na ay nit yu bëri donc di wax xama rek citoyens yi nañu moytu te fagaru donc suñu njiit yi jël nañ ay décisions yoo xamante ne c'est pour aar ñu quoi. donc wax nañu nu ñuy def ba mucc ci jàngoro bi li ci mel ni xam nga ñuy raxas suñuy loxo ba mu set xam nga lu ci mel ñuy wàññi dajaloo yi xam nga bu ñu amul soxla bu urgent ñu toog suñuy kër bañ a déplacé wu lu bëri xam nga bu fekkee itam da nga am ay loo yëg sa yaram comme yaram bu tàng sa bopp buy métti xam nga ngay sëkkat xam nga boo yëgee yooyu noonu mun nga daw gaaw hôpital xëy na peut-être virus bi moo la jàpp te nga protéger wu sol masque aussi quoi donc pour mën a aar ñeneen ñi quoi bu fekkee da nga feebar. donc loolu laa ci mën a wax. nga protéger wu sol masque surtout nag ñi nga xamante ne ñu ngi dugg si kaar yi ñu ngi dem si bërëbu liggéeyukaay yi wala aussi si marché yi nañu bàyyi xel loolu mais aussi ñu ngi jaajëfal bu baax ñi nga xamante ne ñooy corps médical bi ndax ñoom aussi kenn demul ñu des ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax ni noonu la loo xamante ne la jaamu yàlla la parce que nit bu nekkee si ay jafe-jafe nga taxawu ko je pense bien que mook julli mook dem feneen ak feneen di fa jaamu yàlla ñoo yem kon respect à vous. bu ñu jógee foofu dañuy dem Flouz dem wan gars yi le portrait de l'artiste rappeur Flouz pour ñi nga xamante ne xamuñu dëgg-dëgg Flouz fan la jaar pour ñoom ñu mën ko xam dañuy dem ànd ak suñu jigéen soxna Ndeye Awa Fall mu wan ñu wala mu wax ñu kan mooy Flouz Lu Dëpp. salaamaaleykum yéen ñi safoo NSTV Sénégal rawatina seen émission NMC suñu gan gi ñu am tey mu ngi tudd Flouz Lu Dëpp suñu gan gi di Flouz ab jeune rappeur la cosaanoo fële ca Ziguinchor mu ngi juddoo ci banlieue Ndakaaru fu ñuy woowee Diamaguène moom mii di Flouz mu ngi commencé carrière am en 2008 ak groupe boobu di KG Family nekk fële ca Ziguinchor ginnaaw ñaari at rappeur bii di Flouz tàmbali na carrière solo wam ba génne benn single duppee ko rap music 2016 mu génne ab maxi bu tudd Da Short Player ak benn connection bu tudd Daj Dëpp 2017 rappeur bii di Flouz nekk quart de finaliste du Flow Up nekk itam finaliste ci beneen concours
buy wuyoo Citizen Mike 2018 mu génnee ay première vidéo am yu mu tuddee barkeelu freestyle le 22 février 2020 suñu gan gii di Flooz génnee premier projet duppee ko Back to the Roots muy ab mixtape bu ëmb fukki titre ak ñaar boo xam ne rappeur bi di Flooz mu ngi ciy wane talentam jaarale ko ci ab flow bu ñor bu ànd ay rythme ak ay technique ci biir mixtape boobu suñu gan gi di Flooz mu ngi ñaax jeunes yi ñu dellu ci seeni valeurs africaines culturelles et traditionnelles nem bëgg ngeen xam lu nekk ci mixtape bii di Back to the Roots seetaan leen Jol Jol ak ganam gi di Flooz ci NMC. lyrics yi topp fépp mi ngi sama big xëcc bu dagul dik mais yokk job ci bit ñu ngi jaajëfal soxna Ndeye Awa Fall si portrait bu am solo boobu noonu mais Flooz Loodeb ñu seetaanee le portrait 2008 nga commencé di def hip hop wala di def rap ak benn crew mais de 2010 à 2020 yaa ngi sa carrière solo sa loolu bu ñu ko nattee dafay nekk benn 10 ans loolu daf ñuy yóbbu pour laaj la quel est le secret de Flooz ba si 10 ans mu mën a atteindre lii nii. donc c'est vrai que boobu ba léegi ñu ngi ci yàgg na donc pratiquement secret bi du leneen lu dul liggéey quoi liggéey am détermination xam nga am gëm-gëm xam nga di gëstu saa su nekk xam nga di gëstu nekk studio di gëstu ci lépp xam nga ci musique ci hip hop ci àdduna parce que hip hop à la base dañu ne xam-xam la quoi donc xam nga di gëstu ci xam-xamu société àdduna xam nga religion ci lépp pour mën a yokk donc 10 ans bi loolu yëpp la xam nga nekk nañ ci di yokkal suñu bopp ci lu bëri quoi donc expérience boobu lañ ci am moo tax tey jii nii yàlla def ñu génnee projet bu am ampleur quoi donc loolu la demee quoi. ok loolu moo tax nga génnee projet bu am ampleur bu toll nii mais sous forme de mixtape loolu aussi jaaxal nañu parce que bu ñu déggee lyricalement xam nañ ni war na mën a concurrence ak LP wala album mais yow yaa ngi choisir def ko mixtape li ñuy laaj rek mooy par exemple bu ñu nga xamante ni déglu nañ projet bi yëpp on a vu que ni am na 9 instrumental am na 6 programmation ci en même temps aussi nga def ko ak 4 comment dirais-je beatmaker le maanaam choix boobu nga gis ni yow mixtape la war a doon dafa nekk ay moyens moo tax wala yow yaa gisoon ni c'était juste rek yow sa première fële la si mixtape nga ko war a teg voilà. non du question de loolu quoi c'est bon une question de moyen xam nga de mën-mën et puis tamit xam nga am na artiste fenn fooy toll tamit da ngay xool li nga mën nga def ko quoi c'est vrai que bu mënoon naa ñëw ne gars yi damay def album parce que artistiquement am naa bagage bu def album quoi mais aussi album dafa am lu muy laaj dafa am yu bëri yoo xamante ne da koy laaj surtout côté financier bi quoi ak côté après marketing bi promo album pousse ko ak lu muy laaj donc xam nga il faut nga am soit un producteur bu nekk sa ginnaaw ko am doole wala nga yow sa bopp nga pare def financement wu ci album bi parce que du ñu génnee album pour génnee album quoi mais à côté artistiquement on peut xam nga mun nañ teg benn affaire boo xam ne du album mais projet la dina disponible ci marché bi te et puis du coûteux du doon loo xamante ne xam nga lépp lu album di laaj dina ko laaj quoi moo tax xam nga ñu def mixtape génnee mixtape quoi. ok comme ni mu koy expliqué maanaam boo nekkee underground surtout si réew yi nga xamante ne moom lañ nekk nga xamante ne business bi doxul carrément y a plus de producteurs autant pour moi mën nañu sax ay profiteurs parfois la ñuy gis c'est malheureux mais nag pour rek rester toujours sur le plan mixtape maanaam buñ doon def définition mixtape bi maanaam pour nit ñi nga xamante ne xam nañ maanaam boo ñu si ëpp ba dañuy wax rek Flooz génnee na album yaa ngi comprendre maanaam amuñu connaissance pour xam la différence entre mixtape wala LP wala maxi wala whatever ba si album définition bu gàtt boo leen mën a jox pour ñu comprendre lan mooy mixtape. musique dafa bëri ay façon de production yu bokkul bi ci gën a tuuti mooy single boobu benn la quoi donc
après bu ci topp gars yi mun nañ compiler ay single à partir de 4-5 bu ñu ko boolee mun nañ ne c'est un maxi quoi donc ou bien short play mooy SP mooy bu ñu génne woon ak daj dëpp bi quoi donc bu mu am na beneen type de production aussi bu ñu mënee woowee album aussi différent aussi de la mixtape donc mixtape forme de production la boo xamante ne bu fekkee ci hip hop lañ koy wax donc dafa nekk production boo xam ne dafa am ay normes yu ci nekk quoi donc on doit retrouver là-bas ay mixing on doit retrouver là-bas du scratch xam nga du scratching du cutting xam nga dañuy retrouver foofu tam toast xam nga donc dafa nekk ay éléments yoo xamante ne dañ ko war a retrouver ci mixtape ba pare son yi dafa war a mixé wu duggante quoi donc loolu mooy mixtape maintenant donc je sais pas ndax gars yi mën nañ comprendre loolu noonu quoi. Je pense bien que ni ku fexe ba am projet bi di nga gën a comprendre loolu noonu quoi parce que oralement moom expliqué na leen ko li des mooy yéen ngeen dem fexe ba am projet bi incha allah pour mën a gën a comprendre lan mooy mixtape bu ëllëg bu ñu leen ko laajee yéen nga mën ko xam. mais Flouze Load Up bu ñu delloo si le titre du projet yaa ngi ko tuddee Back to the Roots te xam nañ ni un artiste wala un artiste rappeur surtout bu demee ba jël benn nom rek tuddee ko benn affaire c'est parce que am na lu mu bëgg a wax quoi Back to the Roots lan la ëmb lan nga si bëgg a wax. donc Back to the Roots pour expliquer de manière peut-être xam na xëy na am na ñoo xamante ne ñu ñuy seetaan kàllaamay anglais la quoi anglais la mu ngi tudd ci olof ñu mën koo ne dellu cosaan quoi ci olof donc mu nekk projet boo xamante ne lu tax ma jël sama premier projet ma tuddee ko noonu ci suñu société nu ñu nekk di dundee tey ci contre valeur yi ñu nekk di am te mu nekk loo xamante ne dafa différent carrément ak ñun suñu pap yi suñu yaay ak suñuy maam ñoom lu ñu daan dundee te ñoom ñu amoon ay jikko yu rafet nekkoon ay nit yu am valeur nekkoon ay nit yoo xamante ne yu bëri dañ ko jomboon nekkoon ay nit yoo xamante ne gore moo leen gën a lépp loo gis ci àdduna dëggoo xam nga valeur yooyu noonu ñoom dañ ko amoon lan moo tax tey Sénégal ñu ñëw ba tey jii nii tey gis ni que toutes ces valeurs là dañ ko dëgg caxatee ko léegi da ngay nekk ndaw teg dil wala jaay xel wala jaay prek wala yooyu noonu defoo ko muy dara quoi c'est normal quoi mais c'est pas normal donc loolu moo waral xam nga ma def projet bi pour woo jeunes yi pour woo nit ñi nañu bàyyi suñu xel ñu ngi bàyyi li nga xamante ne moo nekkoon démb taaru Sénégal donc xam nga loolu mooy back to the roots quoi. yes loolu mooy back to the roots ba tax na tamit yër nañ jaget bi quoi. bu ñu xoolee jaget bi tamit lu ñu remarqué mooy gis nañ benn background boo xamante ne je ne sais pas sëru rabal la wala. sëru rabal la waaw effectivement maa ngi gis aussi ay badge artistique. waaw yoo teg à côté. ak vinyle effectivement mais lii maanaam li ne si kanam aussi bàyyi nañ ci xel. mooy que ni benn si kanam gis nañ yaa ngi takk ay casque. te li ngay déglu nur na ni lu sérieux la si yow. mais si ginnaaw aussi gis nañ yaa ngi yor benn livre di ko xool. buñ ko mënee tënk dañ koy tënk si comme Back to the Roots boobu maanaam. dellu cosaan boobu noonu si sëru rabal bi mais aussi yaa ngi teg say tànk aussi si di déglu mais aussi en même temps aussi di jàng quoi lan nga bëgg a wax foofu noonu loo xam ne ñun comprendre ñu ko si. waaw bon pratiquement wax nga ko nu nga ko gisee noonu la fa demee donc xam nga déglu la jàng xam nga ci lépp li nga xamante ne suñu papa yi suñu yaay yi la quoi donc war nañ mën a dégg nopp xam nga tuuti di gëstu un peu tamit ñoom luñ fi bàyyi quoi donc loolu mooy un peu cover bi quoi donc surtout côté ñaari aspect yooyu noonu la quoi parce que dañuy xool léegi ci musique bi da ngay xool booy lu ñu ëpp am tendance di déglu nekkul lu am solo quoi hip hop bi léegi du hip hop bi sax musique en général sax Sénégal lu ñàkk fayda la ñuy woy ak te loolu la nit ñi di gën a déglu te lu yoon
xam nga musique même bu fekkee mën na dansant di feccloo nit ñi mais war na mën a am tamit message bu si nekk ndeysaan ay ñoom Omar Pène ay ñoom Cheikh Lo def nañ ko fi di woy yu neex mais aussi dañ ci daan bàyyi message mais léegi non seulement neexul mais ñàkk na fayda vulgaire na xam nga te pourtant loolu la ñuy dégg teg ci rajo yeeg moom la ñuy promouvoir donc xam nga c'est pour ne nit ñi lu ñuy déglu nañ ko bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax xam nga lu ñuy roy tamit di ko gis tamit nañ ko bàyyiwaat xel quoi. waaw bàyyi xel boobu noonu sax daf ñuy yóbbu ci définition bi nga xamante ne moom la ñuy jox musique ne la musique est l'art de composer des sons d'une manière agréable à l'oreille mais aussi ñun dañuy wax ni chaque fois mais coloré par une voix qui peut conscientiser la population quoi na ci gars yi gën a bàyyi xel ci conscientisation boobu sax fa la ñuy des dem ci suñu rubrique bi ñu tuddee discipline hip hop ak ma man Big Al. Discipline hip hop. Salaamaaleykum guys, chers internautes yi di suivre NMC ñi ngi woon ci discipline hip hop ba léegi ci lañ nekk mais dafa am benn fànn bi ñu nekkoon muy hip hop story maanaam histoire hip hop déjà la fois passée ñu ngi doon expliquer début hip hop ñu tàmbale woon ci 1960 yi di ñëw ba ci 11 août 73 bi nga xam ne moom moo nekk the first moom la ñu woowee the first black party boo xam ne moom moo def bombe bi quoi temps boobu ñëpp xam ne y avait tant d'autres DJ yu bëri woon quoi parce que y avait des gars comme DJ Hollywood te chaque fois gars boobu tamit war nañ ko jox respect et y avait aussi Grandmaster Flowers kooku tamit beneen DJ bu mag la woon bu nekkoon biir New York to xam kooku tamit gars yi waroon nañ ko jox cër quoi lu tax ñu choisir ñooñu def leen père fondateur yi déjà dañ koy commencer ci Kool Herc lu tax ñuy commencer ci moom parce que moom see xool moom moo njëkk a teg show boobu di 11 août bi parce que moom bu ñu fàtte ne Jamaïque la jógee à l'âge de 12 ans la duggee biir South Bronx parce que d'origine am jamaïcain la Jamaïque la moom mu ñëw ay parents woon dëkk biir foofu mais ak passion bi mu amoon ci reggae music biir Jamaïque passion boobu la indaale woon biir South Bronx quoi mais Kool Herc dafa am chance boo xam ne peut-être yeneen DJ am ñu ko woon quoi Kool Herc c'était un graffeur avant tout parce que moom mi ngi nekkoon ci benn crew bu ñu naan ex Vandal graffeur la woon ci biir sow ci en plus mu nekk DJ di ko xendal ci black party en plus bu ñu fàtte avant muy jox copain boobu ay ñoom Kawlor ak ñuy téye mic bi moom moo doon présenté donc foofu tamit dafa laal ci côté MC yi en plus tamit break dance la woon dafa breaker la woon avant léegi moom Kool Herc dafa am sens boo xam ne yeneen DJ amuñu ko woon déjà moo tax moom la ñu njëkk def père fondateur suñu demee ci Kool Herc pour gàttal dañuy dem ci Africa Bambaataa Lance Taylor pourquoi tamit Africa Bambaataa tamit gars yi choisir ko comme père fondateur kooku beneen nit la woon parce que kooku déjà gangster la woon original gangster parce que mi ngi woon ci Black Spades la nekkoon te biir South Bronx su ñëpp xam nañ ne moment boobu métti woon na parce que y avait drogue bi mi ngi fa woon tout le temps prostitution bi mi ngi fa woon tout le temps latino ak black people yi parfois sax ci mbedd yi lañ doon faral ndax tellement que dafa métti woon seen côté donc moom amoon na benn gang bu naan Black Spades ci biir Black Spades il y avait un jour ay règlement de compte am moom ak ay policiers si lañ la rayee benn copain am sa waaye kat ne xam ne lii jëm kër quoi c'est toog réfléchir c'est la organiser benn gang parce que moom mi avant muy taxawal Zulu Nation amoon na benn gang boo xam ne mi ngi ko tuddee woon The Bronx Raver Organisation ba ñu demee ba si kanam si la dindeel organisation bi mu tuddee sa Bronx Raver loolu tamit si gangu bi la woon par la suite ñuy dem si la amaat beneen esprit mooy lan mooy ñun ñi communauté yi nga xam ne dañ leen di ñàkkal fayda mooy latino et black people yi war nañoo mën a am affaire yu positif maanaam lépp lu négatif ñu transformer ko en énergie positive quoi loolu mooy base yu hip hop lépp lu négatif jëm ko jëmbal mu nekk lu positif si la jël gars yi woote quoi dafa benn kii boo xam ne benn organisation boo xam ne muy Zulu Nation mais Zulu Nation moom pour mu teg ko moo tax hip hop dafa yéeme quoi moom dafa jugee biir States dem biir South Africa
dem gëstu ñoom seen culture gëstu ñoom Seka Zulu naka lañ doon dundee biir South Africa mu ñëw jël mentalité boobu li gën a baax foofu mu ñëw delloo ko biir New York ba mu ko delloo biir New York mu dox ay affaire am parce que comme ni ñu ko doon expliqué moom mi ngi tàmbalee kii bi nu mu tudd bloc party bi gën a siiw mi ngi tàmbalee le 11 août mais moom par chance moom bosom ñu ngi ko valoriser le 12 novembre 74 kon le 12 novembre 74 boobu foofu la départ du Zulu Nation. Discipline hip hop. jaajëfati Big L si rubrique bu am solo boobu di discipline hip hop. Je pense bien que ni comme ni ñu koy defee chaque jour rek gars yi ñu ngi ciy gën a jàng pour gën a comprendre lan mooy hip hop ak aspect yi nga xam ne yëpp moom la ëmb. bu ñu jógee foofu Flous dañuy retrouver wu waat projet bi nga xamante ne j'ai mal à comment dirais-je tànn ay titres yoo xam ne war nañ ci waxtaan. parce que de 1 à 12 ak 2 bonus yi j'avais mal pour mën a tànn carrément parce que tellement que am na richesse boo xamante ne boo si jël rek di nga gis ni war nañ ci mën a débattre quoi. mais tamit bëgguñu woon jël benn rek benn sound kase parce que tamit xam nañ ni war nañ ci mën a waxtaan mais aussi bëgg nañ tamit ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ñu comprendre volet bi nga xamante ne moom nga jógee projet bi. moo tax on a choisi le numéro 1 le numéro 2 le numéro 7 le numéro 9 ak bi nga xam ne moo ko tëj muy le numéro 15. voilà léegi bu ñu retrouver aussi le numéro 1 mi ngi tudd yoon bi. yoon bi ñu jël ci benn rhyme boo xam ne yaa ngi wax ni xeex bi maanaam mënul xaw ma nekk lu dul man ak man bul mës a échec ci sa live ba di ko jiiñ sa gan. nan nga mën a expliquer yoon bi maanaam sa jaar-jaar ngay expliquer ci hip hop ci live bi ba mën a dugg foofu noonu lan nga bëgg a wax par exemple new génération bi nga xam ne moom mi ngi déglu loolu wala booy bi nga xam ne mi ngi déglu loolu. lan nga ban message moom la si mën a jëlee si rhyme boobu. waaw rhyme bu am solo la parce que c'est juste pour dire que tey jii nii waruñu wekk suñu yaakaar ci keneen ku dul ñun quoi maanaam yow yaay defar sa life. c'est vrai que yoon bi ku nekk am nga ci expérience quoi. man sama expérience ci sama yoon dama ne gis ni que sama life man maa koy defar sama carrière hip hop man maa koy defar quoi donc moo tax ma ne xamoo bu ma sa échec ci sa life di ko jiiñ sa gan sa lu amul ci sa boo réalisé wul dara rek jàppal ni que yow la bul mere kenn c'est pour dire aux jeunes que tey vous avez votre destin en main. C'est pour dire aux jeunes que mettez les moyens qu'il faut l'effort travail ñàkk xam nga tout ñefe bul mere kenn suba parce que nii wala yow la quoi avant tout quoi donc loolu laa bëgg wax foofu. ok bu ñu demee si le numéro 2. yaa nga tuddee Mr Boom Bap. comme ni ko gars yi bi waxee Flous mooy Mr Boom Bap. mais si Mr Boom Bap bi aussi ñu ngi gis ne yaa ngi siy wax benn rhyme di wax ni. nooy nekkee gumba si maan ba noppi bëgg a dox si kaw biir. message bi lan la foofu aussi. waaw c'est vrai que c'est un peu kii la quoi genre métaphore la quoi xam nga parce que gumba ci maan du leneen lu dul maanaam dégg daaju bit quoi. musique dañ koy dégg daaj la et puis ku amul maanaam ku amul talent boobu noonu doo ko def quoi. donc c'est ça quoi loolu laa bëgg wax foofu noonu donc ñi nga xamante ne ñi ngi fii di për yi xam nga te amuñu xam-xam boobu noonu yàlla mayu leen loolu amuñu talent boobu noonu dégguñu daaj boobu noonu xam nga mënuñu tegu ci biir nañ dem toog quoi te bàyyi ñu ko mën ñu def ko xam nga loolu la rek quoi. dégg la waaw wax bu naqaree dégg mais pour man aussi lu neex a dégg la quoi parce que tamit nit ki lépp looy def war nga xool sa aqulaay taala ndax mën nga ko wala mënuloo ko mais nag malheureusement pas rek si hip hop mais même tey ci entreprise yi si feneen ak feneen ñu ngi ko gis ñoo xamante ne comme ni ñu koy waxee les bras longs ñoo xamante ne li leen fa teg loolu rek lay mën a doon mais bu fekkee si compétence la nekkuñu fa mais nag comme ni ko saay waxee boo nekkee gumba si maanaam amoo xam-xam bi
amoo savoir faire bi li gën mooy nga bàyyi ko ñi ko mën quoi du dëgg foofu la ñuy jaare dugg si sound bi nga xamante ne moom nga tuddee projet bi muy Back to the Roots sànq yaa ngi ko doon expliquer mais je pense bien que ne bii dañ ci war a teg loxo pour man dafa nekk titre boo xamante ne ñun ñëpp dañ ko war a déglu pour gën a mën a comprendre la moo tax Flooz tuddee projet bi Back to the Roots. Back to the roots. Jot na dellu fa dem ngir mën a xaali suñu yoon. Back to the roots fa la lépp tàmbalee lépp jóge ci kenn noonu lañ ko jàngalee say waajur ak mbokk ñoo lay xaali yoon xaw ma suba mais démb jàng naa li mu doon jamono yar ci diggu mbedd sa doom kum doon kenn du ko bàyyi ci jëf ci bon dañu daan waxtaan njëkk jiital xam-xam kaf ak ree dañuy boole ak suñuy kal naw stress génne ko ci barada kaas mag ak ndaw bokk foofu fitna amu fa place kenn du bàyyi xel li nga sol ak li nga am fi nga jóge li nga doon sutura ci bépp fànn solidarité bu gënoon neen karité lu waral léegi am lañ jàppe qualité war nañ xoolaat léegi suñu bopp bu baax ñun dañoo njëkk civilisé balaa xam tubaab bu dem nar a dàq tey xaw ma suba moom lu mu nar a doon Back to the roots ñun dañu jàll fu ñu jóge woon ndax dañu bàyyi suñu yoon Back to the roots bu dem nar a dàq tey xaw ma suba moom lu mu nar a doon Back to the roots ñun dañu jàll fu ñu jóge woon ndax dañu bàyyi suñu yoon jamonoy 9-0 hip hop penk fii mais Flooz vraiment jaajëf quoi man je dis que sincèrement ñun ameel nañ leen njukkal ñun ñi nga xamante ne ñooy kiifee le real hip hop parce que aussi lii dina wane ni même bu fekkee ne tamit gars yi ñu ngi jéem a teg la médiocrité am na ñoo xamante ne ñoom ñu ngi koy def ak seen akulaay taala te loolu noonu c'est pas du tout facile si monde bi fi mu toll quoi mais kon bu am courage boobu noonu gis ni moom ba léegi hip hop war na nekk loo xamante ne lu ñuy actualiser la bu ñu gisee ku mel noonu ñun sincèrement dañ ko amee njukkal du dëgg kon ñu lay wax ni xam nga ñun am nañ mbégte bu baax a baax si di gis un artiste boo xamante ne il est engagé boo xamante ne daf koy teg ci intelligence mais aussi ci yar quoi du dëgg mais mënaguñu romb le titre parce que des na deuxième couplet des na troisième couplet te loolu damay conseiller gars yi comme ni ma leen ko waxee woon sànq nañu jéem a dem ami projet bi quoi pour gën ko mën a déglu pour mën a gën a comprendre lan la Flooz Lu Dëpp di expliquer ci Back to the Roots boo yoree gàllaaj mën nañ la wax lii lay bañ pour mu toj wala sax médecin mën na la jox yenn comment dirais-je encore ndigal yi ne la defee ko nii mais parfois nga tayal mais son nag boo ko xasee ba am pour man lu mu yàgg war na la mën a jàngal quoi du dëgg kon na gars yi dem uti projet bi te defe naa ne cherul loolu incha allah après dinañ ci ñëw ci kanam mais ci premier couplet bi dañu gis ni da nga xuus ci volet valeur ak social mais ci deuxième bi aussi gis nañ ni duggaat nga ci biir hip hop expliquer ci lu bëri par rapport ak 90 ba ñëw ba comment dirais-je encore un 998 nga souligner ci par exemple hip hop bi ni mu amee woon utile ni mu nekkoon utile boo xamante ne ñëpp dañ ci doon jëriñu maanaam lan moo tax nga ubbi fenêtre boobu concentré woo rek ci par exemple ci valeur sociale bi mais nga ubbi ay fenêtre dugg ci culture mais aussi dugg ci géopolitique. waaw c'est vrai loolu jàngat bu baax et puis xam nga di la vraiment big up parce que ça montre que déglu nga projet bi déglu nga ko préparé nga ko donc xam nga donc day tax ñu gën a mën a expliquer gars yi ñun lu ñu bëgg a wax quoi c'est vrai donc volet boobu noonu dafa am solo quoi parce que boo gisee hip hop bi tamit dafa mel ni ñoom tam dañu soxla Back to the Roots tamit quoi waaw parce que tamit nañu waxante dëgg texte yi léegi ce n'est plus comme avant quoi
parce que nu ñu xamee woon rap démb tey Sénégal tey rap bi bañ ko demee ba commencé accepter lan la ñuy wax rappeurs yi ñooy waxkatu dëgg yi donc tey bu ñu demee ba tey lan la ñuy gis ci hip hop bi tey ay saagante ndey ay xam nga du n'importe quoi donc image boobu noonu rafetul ci hip hopeur quoi donc c'est pour dire que tey hip hop bi arme bi pour utiliser ko ce n'est rien d'autre que di teewal sa askan di xam nga di conscientiser jeunesse bi quoi donc micro bi gars bu ñu koy téye nañu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax. Back to the Roots projet bi ñaar la c'est un retour aux valeurs culturelles et sociales donc xam nga boobu mooy benn côté bi moom laa wax ci premier couplet bi et d'un autre côté tamit mooy c'est pour wax artistes yi jeunes artistes yi tey que nañu bàyyi xel ni que mic bi aussi du juste pour caaxaanee ko quoi mic c'est un outil de changement xam nga de comportement quoi donc loolu la quoi. c'est un outil boo xamante ne dañ ko war a utiliser pour révolutionner. du loo xamante ne dañ ko war a foowee mais micro dafa nekk lu sensible loo xamante ne boo demee ba di ko jël rek da nga war a bàyyi xel bu baax ñi lay déglu boo xoolee si à l'époque PBS doon na ko wax feeñ. du dëgg te loolu noonu maanaam moo la bu gàtt mais tamit lu ëmb lu bari la. du dëgg te ku si nekk rek war nga xam ne aussi si li nga nekk ëllëg si lañ lay attee quoi moo tax lépp lu ñu ciy def aussi nañ koy bàyyi xel. dañuy des ak le numéro 9 mu tudd kaddu maam aussi ñu jël si benn rhyme boo xamante ne yaa ngi wax ni si diggu lëndëm la kaddu maam. di door a feeñ. justement di door a leer justement si diggu lëndëm la kaddu maam di soog a leer maanaam waxu mag du fanaan àll quoi. parce que man juste sound bi boo xoolee sama samay maam daal ñoo ma yar xam et puis ñu def lu bari ci man côté boobu noonu quoi te souvent gis naa lu ñu wax quoi te fu ma koy gisee mooy fi nga xamante ne dama dem ba foog ne waaye ñii xam nga ay waxu meer la rek wala ay waxu paa la rek ndeysaan boo demee ba affaire yi ne këg nga mbëkku boo dellu see kër ga toog tëdd sa kaw lal non di nga fàttali ni ko démb newoon na la moytul lii wala bul def lii ndax xëy na lii mun na la si donc loolu la quoi mooy xam nga donc xam nga c'est pour dire que boo nekkee ndaw xam nga souvent ndeysaan bu mag di wax ak yow da nga naan kii dafa dépassé waaye kii xam nga mais souvent nag bàyyil xel quoi dégg ko nopp parce que di nga dem ba mbëkku ci ngay door a bàyyi xel moom te et puis gis nañ ni que Sénégal le plus souvent tey loolu moo am jeunesse bi respecté watuñu amin ñu leen mag quoi respecté watuñu seen i mag seen i parents seen i maam te loolu dafa nekkoon lu important fii en Afrique le respect des plus grands aujourd'hui c'est en train de disparaître et c'est pas normal te ku ñàkkal fayda ku la mag àdduna dina la ñàkkal fayda waaw. ku ñàkkal fayda ku la mag àdduna dina la ñàkkal fayda mais tamit je pense bien que ni projet bi bu amul woon titre bi kaddu maam ba pare tudd Back to the Roots bu boobaa tamit projet bi dina am lu bëri lu su manqué. mais heureusement vous avez bien compris ba def nga ko si quoi. mais comme dañ doon barkeelu dañ koy tëjee ak le barkeelu freestyle 8. le barkeelu freestyle 8 dañu gis gaan bi dafa ñëw ne la am naa benn beat bëgg naa nga def si benn freestyle léegi sound yi damay compter 1 ba 8 mais bi ñu dégloo aussi gis nañ ni am na pièce bu si nekk quoi muy que ni 8 yi moom la compter mais yow defoo rhyme si 8 yi maanaam waxoo 1 nangam 2 nangam 3 nangam en plus aussi nekkul 8 bar mais 16 bar la pourquoi ça waaw donc en fait freestyle la donc comme ni ñu ko defee noonu naa de manière relax ji di ko shout out de passage mu ne ma bro am naa bit ka ñu defee ko nii concept bi mu nekk un concept boo xam ne musuñu ko def ci barkeelu freestyle yi donc c'est vrai que 16 bars la et puis 8 la compter maanaam c'était juste histoire de montrer que sur bu compter ba 8
dinañ pare ak barkeelu freestyle yi donc loolu la woon kese quoi barkeelu freestyle saison 1 bi fii lay yem quoi ak saison 1 bi quoi donc xam nga saison 2 bi incha allah gars yi na ko gars yi xaar dina ñëw après quoi. ok wax dëgg yàlla comme niñ koy waxee rek li du si nag bi yow du xaj ci cin li benn yoon mais nag xam naa ñu ngi ñaan comme projet bi mi ngi soog a génn instant bii nii ñu ngi koy bàyyi gars yi pour ñu cons ko mais si cons boobu noonu aussi mënul nekk par exemple ni da ngay toog rek xaar DJ bi tegal la ko pour nga déglu parce que DJ bi moom li mu mën mooy sélectionner benn sound si projet bi wala ñaari sound ci projet bi mais projet bi dafa am 12 titres ak deux ou trois bonus deux tracks bonus kon ñun ñëpp li ñu war a def mooy jéem a fexe am projet bi pour mën a comprendre état d'esprit bi que artiste bi joobee parce que ñaari sound à chaque fois bu fekkee moom nga déglu ci projet mën nga casser état d'esprit bi te yow doo comprendre carrément artiste bi ban liggéey la ci def kon li ñuy wax gars yi mooy nañu dem jéem a am projet bi mais ci projet boobu noonu dañu bëgg a xam ci yan accessoire lañ ko mën a amee. waaw donc projet bi actuellement c'est disponible ci ñaari support benn bi CD la CD bi ñu ngi koy jaayee 3000 francs beneen bi clé USB la quoi donc clé USB bi ñu ngi koy jaayee 5000 francs donc ñaari support yooyu moo am quoi pour le moment. ok bu fekkoon tamit mën nañ xam aussi fan lañ ko mën a amee wala contact boo xamante ne mën nga ko joxe pour ku ko soxla. waaw ku bëgg projet bi mun na contacter numéro bi 77 924 65 83 waaw donc mun nga woote ci numéro bi dinañ la indiquer au niveau fii Dakar peut-être ak yenn région yi sax nu ñuy mën a def pour jot ci projet bi incha allah. incha allah Flouze Louda sincèrement ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax toute l'équipe de NSTV Sénégal. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité mais aussi ci projet bi nga xamante ne génne nga ko di la ñaanal aussi maanaam succès bi kawee sa njort quoi incha allah rabbi te di am yaakaar aussi dinañ dajewaat ci yeneen émission ndax ñu ngi xaar vidéo yi ñu ngi xaar aussi les concerts et consorts incha allah rabbi xam naa ni ñuy def rek mooy ñu bàyyi la yow aussi nga tàggatoo bu dul tàggatoo ñi lay seetaan mais aussi ñëpp ñu jàpp ci sa projet bi. waaw donc xam nga di leen remercier yéen d'abord waa NSTV ci invitation bi et puis di remercier bépp nit bi nga xamante ne vraiment jàpp na ci projet bi ba mu egsi fii donc label yi nga xamante ne ñi woon ci production bi lu ci mel ni Kawara Fan lu ci mel ni Ruku Record Studio xam nga di big up gars xam nga Real G et Brown xam nga di big up aussi structure yi nga xamante ne aussi accompagné nañ ma ci projet yi quoi ku lim juum xam nga gars yëpp maa ngi leen di remercier aussi sama manager moom tam ñu ngi ciy jàpp bu baax ci job bi quoi donc di remercier toutes les personnes yi nga xamante ne jàpp nañ projet ba mu yegg fii big up sama fans yi gars yi nga xamante ne dañuy bëggee Flouze Louda donc di big up aussi seen téléspectateurs yi donc big up hip hop Galsen dina gars yi dem leen uti ko boo ko dégluwoo dara ren bi dégluwoo dara ren gi moo tax ñun foofu rek la ñuy jaare te dem gën a concevoir projet bi parce que xam nañ ni comme ni ñu ko waxee woon sànq ñu ngi xaar les vidéos ñu ngi xaar les concerts ainsi de suite te war nañ dajawaat ak Flouze pour mën a gën a xuusaat si yeneen titres yi li ñuy def rek mooy di jaajëfal képp ku nga xamante ne yow yaa ngi doon seetaan l'émission NMC mais di jaajëfal aussi toute l'équipe de NSTV Sénégal di leen dig daje pour le 6e numéro de votre émission NMC One Love and Respect sama gaay wasalaam